asalaamaaleykum sunu mbokku internet yu TMS TV ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen balu ak di leen bal ak di leen jaajëfal sa su ne ci kóolute gi ngeen am ci seen bi nga xamante ne moo feeñal li nëbb di la TMS TV dalati leen ak jàmm ci seen émission bii di petit matin nag sa su ne dina leen indi thème société wala mu indi leen actualité tey nag ñu indi leen thème bi nga xamante ne mooy mendicité wéetuma ci plateau bi maa ngi ciy ànd à chaque fois sama sœur sama xarit ci kër gi di Sarata Aidara ma koy nuyu rek di ko ziar di ko jox kàddu gi mu nuyu leen après ñu jàll ak yéen ci thème bi nga xamante ne indi naa ko tey Sarata maa ngi lay nuyu di la dalal ak jàmm ci émission bii di petit matin. di rafetlu rek chaque jour sa teewaay ak yi nga xamante ne yaa ngi koy def ak liggéey bi nga xamante ne yaa ngi koy def ci TMS di indi tamit sa contribution ci émission bii di petit matin di la jaajëfal rek saa su ne. jërëjëf soxna Mati ci dalal bi nga ma dalal tey. Ci émission bi nga xamante ni macha allah émission bi nga xamante ni ñëpp moom la ñuy coow di petit matin ndaxte dafay indi ay thèmes yu am solo ci li nga xamante ni bi moo nekk société bi partout dans le monde li nga xamante ni dafay daal di njëriñal askan wi donc nag loolu li nga xamante ni bénéfice la ci askan wi donc loolu dañ ciy bàyyi xel bu baax a baax ndaxte ñun tamit du lenn moo ñu yëkkati lu dul li nga xamante ni mooy avancé loo réew mi mooy avancé loo li nga xamante ni mooy dundini doomi aadama voilà ci loolu nag soxna ma ci dama lay daal di delloo ziar jox la sa wàccuwaay ni mu gën a kawee rek macha allah jox wàccuwaay ki nga xamante ni bi rek moom itam saa su ne loxo moom du jugee ci liggéey bi loxo moom du jugee léppam du jugee ci wàllum ci li nga xamante ne moom la ñuy nekk di def nii ndax saa su ne mu ngi xool ana naka lay innover maanaam naka lay gën a changer perfectionner liggéey bu ñuy def lii ak indi ay coppite ci wàllum côté matériel beeg wala moyens yi nga xamante ni moom lañ soxla ci wàllum liggéey bi mu ngi def kentu lay kàttanam ngir rek ñu gën a nekk à l'aise ndax liggéey tamit boo koy def da ngay am ay conditions am ay matériel li nga xamante ni mooy tax nit ki gën a sawar ba tax ni moom loxo moom du ci jugee macha allah ñu koy nuyu au passage di ko jox wàccuwaayam ni mu gën a kawee dañuy daal di jox wàccuwaay itam ñi nga xamante ni ñoo nekk équipe TMS TV journaliste ak caméraman yi nga xamante ni ñoom itam ñooy tax ba ñuy gis ci écran bi ñooy tax ñu ñuy dégg ndax at ñoom buñ fi nekk woon kenn duñu dégg macha allah ñu ngi leen di nuyu yéen tamit au passage nuyu ñëpp nuyu àdduna wérngal képp nuyu taalibe Thierno Moule Sow yi international ak ñi nga xamante ni ñoo nekk fii ci au niveau de Sénégal ñu ngi nuyu ñëpp wasalaam ma jox la kàddu gi rek nga waxal ñu tey ban thème ngay indi tey. macha allah ndaxte ay thèmes yu am solo ngay indi. waaw macha allah Sarata mu nekk loo xamante ne am na solo lool laataa ñuy jàll ci thème bi nga xamante ne moom laa andi tey damay nuyu ki nga xamante ne mooy borom kër gi kon niñ ko waxee wax nga lépp macha allah ñu ngi koy jaajëfal ci moyens yi nga xamante ne jox nañ ñu ko ak jumtukaayu xarala yi di ko jaajëfal saw yow loo dund doyul macha allah sa dund bi am na solo gis nañ contribution bu rafet bi ngay def jaajëf. ñu jàll ci li nga xamante ne mooy thème bi di lii di mendicité ñi koy wax yalwaan ñu gis ni Sarata law na ci réew mi gis nañ xale yoo xamante ne dañu seen place école la waroon nekk wala mu nekk ca alxuraan ba mais dañuy gis xale yi ñu ngi ci tali bi bëri feu rouge boo gis yaa ngi fa gis xale boo xamante ne même pas 5 ans même pas 6 ans muy yalwaan mu ñu nekk condition yoo xamante ne ñu ngi jëm ci seddaay Sarata yenn saa yi dañuy sol yëre yoo xamante ne pour ñu protéger wu ci seddaay bi sax day jafe dangay gis xale boo xam ne dangay taseeg moom ci mbedd bi muy kot-koti mu nekk loo xamante ne daal doy na waar ma bëggoon nga wax ma rekk sa kàddu ci loolu ak loolu nga xamante ne mooy yalwaan lu ko waral ak li nga xamante ne mooy cause bi. waaw soxna Mati loolu damay daal di d'abord rafetlu li nga xamante ni moo nekk thème bi nga indi tey ñu daal di koy faram-fàcceel rek partager ko ak ñi nga xamante ni ñoo ñuy seetaan parce que thème bi nga indi tey mu di mendicité ñëpp xam nañ ni mendicité moo nekk yelwaan te yelwaan nekk na li nga xamante ni phénomène lañ koy yoowee parce que doon na li nga xamante ni dañ koy ñaawlu parce que rafetul dara ndax xale bu ndaw mu nekk ci digg ndawam mu war a jàng war a am bonne éducation
nekk ci loxoy waajuram bugg moo xam bu jigéen mbaa bu góor nga war koo éduquer war koo xamal lan mooy alxuraanu karim war koo xamal lan mooy maanaam côté tubaab yi itam parce que boobu tamit ci la bokk yaa ngi comprendre ñu war koo éduquer jox ko éducation bu mat sëkk war koo dundal mettre ko dans de bonnes conditions nga jël sa doom daal di koy abandon lay wax parce que ku jël sa doom nga fuir ses responsabilités parce que bëgg lu yomb wala soit contrainte sociale nga am ko bëgg jël say njaboot daal di koy maye nii gratuitement comme ça dans la rue man loolu noonu laa koy waxee maye la gratuitement ak abandon la aussi tamit parce que boo jëlee sa doom nga war koo yar jur sa doom ñëpp xam nañ ni doom luñ koy amee dafa métti trop yaa ngi comprendre surtout am na ñi nga xamante ni tey ñoo ngi bëgg am doom amuñu ko tey suñ ko amoon tey vraiment leneen la ñuy wax dañuy toppatoo seeni doom ni comme il le faut donc yow mi yàlla may doom nga war ko téye ba mu baax war ko inculquer ay valeur war ko inculquer lépp li nga xamante ni moom la l'islam santaane yow nga jël sa doom daal di koy maye daal di koy abandonné jox ko ci daara yi moo xam ci daara yi wala ci internat yi nga jël ko joxe ko noonu sans nit ki sax booy joxe sa doom peut-être on sait jamais les causes yi dafa bëri mais yenn causes yi mënoo comprendre lan may waral nit ki di abandonné doomam loolu ñoom la concerné seen diggante ak yàlla waaye qu'importe sa doom boo ko jëlee joxe ko soit ci daara yi wala soit nga joxe ko ci internat yi yaa ngi comprendre war nga au moins war nga participer chaque fois ci côté maanaam ci wàllum dundinam lu muy solo ci wàllu vestimentaire yi lu muy vertu ak li nga xamante moom la war a dund yaa ngi comprendre au moins chaque fin de mois même bu dul sax chaque jour au moins chaque fin de mois joxeel foofu benn 10 000 wala 15 000 ñooñu yore ko mais boo jëlee sa doom nga sàgganee ko jël ko sànni ko ci daara yi ñoom tamit dañ leen di toroxal rek moo waral daara yi ñuy gis yi mel ni ñuy gis gars yi ñuy gis sëriñ bi nga xamante ne day jël ay taalibam di leen wëral fu ne ñuy dugg fu ne tànk neen solu ñu yëre yu baax yëre xotteeku tilim xasaw xundu te amaana bu doon seen doom la duñ ko defee noonu te yow tamit parent bi am na ci responsabilité sëriñ bi am na ci responsabilité waaye itam état bi tam am na ci responsabilité. est-ce que Sarata ñoom ñëpp am nañ ci responsabilité doguma la mais est-ce que tamit ki nga xamante ne moom mooy parent bi bu defoon li nga xamante ne war na ko woon def est-ce que sëriñ bi dina jël xale bi di ko yóbbu ba pare état tamit am na ay subvention yoo xamante ne war na ko defal sëriñu daara bi ba nga xamante ne moom xale yi mu yor dina leen mettre dans une très bonne condition waa soxna Mati loolu laa bëggoon a wax waa parce que cause bi ci parents yi leen jëkk a jugee parce que ñoom xëyuñu dem jëli doomu kenn ci këram naan indil ma jàngal sa doom wala indil ma yaral la sa doom ñoom ñooy jël seen propre volonté dem ci kii bi nu ñu koy waxee sëriñ si dem ci sëriñ si naan dama bëggoon sama doom jàng si yow donc nag wala dama bëggoon sama doom nekk ci yow yaa ngi comprendre donc nag yow boo jëlee sa doom bàyyi ko ci sëriñ si donc nag yow war nga jël say matuwaay maanaam chaque fin du mois nga am loo dugal parce que tamit sëriñ si day dundal say doom dañuy dundal xale yi dañuy dundal xale yi donc nag sëriñ si boo yóbbee sa doom sëriñ si danga ko war a jox chaque fin du mois même bu dul chaque jour ndax ci lay lekk ci lay naan ci lay defee lu ne ci la koy solalal yaa ngi comprendre même ñu ci bëri duñu leen solalal mais au moins sa tamit yow boo sëriñ si bu mënul solalal say doom yow sa fin du mois war nga dem nemmeeku sa doom jox ko yére jox ko daal am na sax xale yi ni nga leen di gisee ci situation bi nga leen di gisee dafa yërëmtalu am na sax daara yoo xamante ne Sarata am na daara yoo xamante ne moom léegi ñu ngi leen di gis ñu ngi moderniser bu baax a baax dañ naan la tànga ñuy fay te chaque mois am nga droit ñëw xool sa doom ci lan la nekk boo demee si daara yi tamit daara moderne yaa ngi fi am na ñoo xamante ne dañuy fay ay fóotkat
di fay ay toggukat ñoo xamante ne ñoom ñooy entretenir xale yi mais ñooñu seeni parents yi dañoo responsable dañoo jël seen xaalis di fay pour seen éducation doom mais am na si ñoo xam ne dañoo fii seen responsabilité parce que dañuy ñëw ne sëñ bi jox naa la ko àddiya ay yaxam laa la laaj est-ce que loolu tamit c'est pas à saluer parce que soo juree sa doom war nga jël ses responsabilités war nga jël li nga xamante ne moom moo war a mën a nekk noonu ngay entretenir sa doom di ko jox sëñ bi di mën a entretenir mais am na si ñoo xamante ne si ñi ma ko war a wax dañuy fuir seen responsabilité am na nag parents yoo xamante ne macha allah dañuy xool école coranique bu baax ñu yóbbu fa seeni doom parce que alxuraan loo ko jëndee rek ëpp na ko loo jëndee alxuraan ñu def ko sa dënn doom ëpp na kon nañ joxaat ñooñ ñi nga xamante ne ñooy sëriñu daara yi gën leen a responsabiliser état tamit gën a bàyyi xel ñi nga xamante ne mooy sëriñu daara yi parce que dañuy gis école yi ndimbal bi ñuy am sëriñu daara yi duñ ko am moo tax ñuy jël xale yi di leen yóbbu si mbedd bi di leen yalwaanloo Sarata buñ jógee si point boobu tamit am na beneen point boo xamante ne bëggoon naa ñu aborder ko muy ñi nga xamante ne la majorité ñiy yalwaan ñu si bëri Sarata dégguñu olof bu baax wala dégguñu yeneen làkk yi nga xamante ne ñooñu lay làkk fii si réew mi dangay xam ne ñi yenn saa yi pays frontaliers yi la ñuy jógee soit ñu jógee Mali soit ñu jógee Guinée Bissau Gambie ñooñu ñoo fi gën a bëri est-ce que du Sénégal tamit yalwaan bi dafay dox parce que chaque jour nga gis kuy saraxe te maama ni bari na ñu leen naan demal saraxe lii est-ce que ñooñu tamit pays étranger yi dañoo xam ne fii yalwaan bi dafay dox waa soxna Mati loolu yelewaan boobu noonu comme ni nga ko waxee daf fiy dox loolu bëri na ay pàcc yaa ngi comprendre parce que boobu beneen sujet la bi nga xamante ni c'est à traiter maanaam côté ñi jóge ci hors de nos frontières ñëw fii nii ci suñu biir réew te ñoom tamit suñu réew mi dañoo am ay réalité en fait wàllum sarax ay sacrifice loolu beneen pàcc la maanaam ci côté mystiquement mais côté yalwaan bi laay wax côté yalwaan bi waaw loolu laay man xam nga loolu dafa bokk ci beneen pàcc tamit mais dañ tutee ñu laal ko ndax ci la bokk yaa ngi comprendre xëy na fii nii maanaam mendicité bi dafa am doole parce que chaque jour nit ñi ñoo ngi sarax chaque jour maa mëne yi ñoo ngi naan diw saraxal lii wala tamit propre volonté war naa sarax li chaque jour ma koy def. est-ce que tamit du pays de la teranga bi ñu ko tuddee moo wuyu ji borom. xëy na du loolu itam. xëy na du ay question de pays de la teranga. xëy na Sénégal moo bàyyi. mais solidarité Sarata solidarité bi am Sénégal amul fenn boo génnee. ci frontière yi nga koy xam loolu am na solidarité am na fi. mais dafa am leneen lu laxasu loolu noonu lu dul solidarité. ok te doo ko mus a comprendre. yaa ngi comprendre tant que dunduwoo ko tant que wala demoo ci pour découvrir le milieu. pour nga identifier loolu noonu il faut nga dem ci à la recherche pour nga xam loolu noonu waaye comme ni nga ko waxee maa mëni bi bëri na fi ba tax ni léegi sarax bi day bëri imagine toi que ni boo demee Dakar Plateau foofu dañoo bëri foofu mel ni kuy jaay wala ñi nga xamante ni commerce lañ ko defee quoi léegi mendicité bi mais force la sax dañ lay forcer tamit am na ñoo xam ne yenn saa dañuy ñëw forcé la laxasu la est-ce que loolu tamit jaaduwul ndax sarax moom da ngay bàyyi nit ki am intention mu sarax la mais yow ngay ñëw mel ni kuy agressé mais man damaa ne tamit pauvreté bi xëy na moo bëri wala ñi nga xamante ni tamit dañoo bëgg lu yomb bëgguñu liggéey bëgguñu xëy bëgguñu gont da ngay gis par exemple comme am na ñi nga xamante dañuy tàppale naan dañoo gumba wala dañoo tëx wala dañoo lii ma ne la mendicité bi moo fi bëri Sénégal da ngay gis ki la naan woon la benn papier naan la ay kii lañu dañoo man gis naa si sax Sarata benn cas bu yàggul sama ndijaay maa ngi moom ñoo toog ci benn grand plat benn ndaw ñëw ne ko man de dañ maa war a jël en charge hôpital kii li ma lay wax nii dëgg la hôpital Abbas Ndaw daal di wan sama ndijaay bi kayit bi sama ndijaay bi ne ko sagam wan nga ma kayit bi léegi nañ dem ma jël fii léegi taxi ñu dem Abbas ndaw si daal di lasu nga xam ni kooku li mu doon wax kon des na mu mel ni tamit am na sa suñu moroomu jigéen ñi kii saa wa jigéen ñi surtout ndax am na ci ñoo xamante ne bu ñu demoon tey jii fii nii kër gi ne damay fóot wala dara nga fóot nga siggi ñu fay la nga am sa benn 5000 francs mën see faj sa soxla mais jéeg bu ne faaj macha allah mel nu nga war a mel ñëw di yalwaan rafetlu wuñ ko muy góor muy jigéen surtout jigéen parce que tentation yi dafa gën a bëri bëri ci jigéen mën na am sax nga dem ci kër di yalwaan ñu def la fa naka sudul noonu nañ bàyyiwaat xel bu baax a baax suñu bopp fóota ngi fi
jànka ngi fi leneen ak leneen a ngi fi loo xamante ne bëri na. liggéey yi bëri na tey jii boo demee si kër ne leen fóot siggi am na nga fóot ñu fay la sa 5000 francs nga dem faj sa soxla moo gën tàllal sa loxo di yalwaan yenn saa yi da nga si gis jéeg boo xam ne day boot doom ji da nga koy yërëm xale bi tàngoor beeg naaj bu tàng bi nga toog ci feu rouge bi xale boobu amee nga ko ak am na ñoo xamante ne sax pour ñu yóbbu seen doom ñu jàngi alxuraan déedéet dañ koy yalwaan loolu nekk na loo xamante ne ñu ngi koy ñaawlu bu baax waaw loolu moom soxna Mati loolu moom affaire bi doy na waar daal parce que comme ni nga ko waxee gis nga ci cas man tamit noonu laa ci gisee ay cas am na yenn yow jigéen nga wax waaye man ay góor ay góor yu mat sëkk. man góor yi moom waxuma seen parce que góor moom dafa war a dem liggéeyi dóor waar. waaw soxna Mati may ma balaa temps bi di jeex ma ne ay góor yu mat sëkk. góor yi nga xamante ni seen dara manqué wul nga gis carrément nga xam ne ni kii patul tëxul laajiwul ma ne la kooku ci biir bus sax la ma fekk ci bus keroog dama jëloon bus yaa ngi comprendre mais dama tesante mu xoolal ci bus bi ma gis bët yi man dama ko naroon dama amoon intention wax dëgg fa yàlla dama amoon intention pour sarax ko far nag mu xool kanam gi xool bët yi ci biir bët yi maa ngi gis bët yaa ngi fangaara te nee na moom dafa gumba mais nànk laa bàyyeeku ma xool kii xoolal da reetaan ko te de bu ma ko reetaanee teyu ma ko ma xam ne ni kii day tàppale kii dara dalu ko ak yeneen yi nga xamante ni cas yi maa ngi koy gis ay góor yi def seen bopp ay dañoo gumba wala dañoo tëx wala dañoo lii ngay gis ay cas yu bëree bëri yi nga xamante ni ci côté mendicité ay jigéen ak góor ay ndaw ay mag doo comprendre xay même ay xale yi nga xamante ni dara dalu leen ci koñ yi la ñuy nekk di ñaanaatu di ñaanaantu mais loolu dafa baax da ngay responsable vraiment da ngay responsable kon nañ bàyyiwaat xel bu baax ci li nga xamante ne mooy mendicité am na si ñoo xamante ne ñu ngi am làgge man gis naa koo xam eau de javel lay jaay ak omo pourtant tànk bi dafa làgge benn bët bi am problème mais si eau de javel boobu si lay jaay ak am na ñu am jom di ci am ñu am jom ñoo xamante ne am nañ handicap ñooñu ñoo gën a yeeyoo yalwaan mais duñ ko def dañoo xam ne dóor waar rek moo am solo ñuy dóor waar di faj seen soxla loolu xeeb sa bopp la sax te saarata tamit yalwaankat yi ñu ngi si biir leneen loo xam ne lu gën a dañuy yalwaan ba pare ñu sàcc ko ma wax la te ñu la ci noppam koo xamante ne dafa aptu moo koy sàcc waaw loolu dëgg la bu am solo boo xamante ne jagleeloo nañ ko lii nga xamante ne mooy mendicité ma jox rek sama naataangoo Sarata Aidara mu tàggatoo ñu dem ak yéen ba beneen yoon ñu ñëwaat ak yéen ci beneen thème Sarata ñu tàggoo rek li ñu joxoon ci wax bu jeex na waaw soxna Mati maa ngi lay jaajëfal bu baax kon mi ko waxee rek jaajëfal ñi nga xamante ni tamit ñoo ñuy bàyyi xel parce que ñoo ñuy encouragé la à chaque fois donc maa ngi wax rek sama mbokku jigéen ñi moo xam jigéen moo xam góor moo xam xale moo xam mag ñi nga xamante ni tamit parents yi damay wax ak njëkk a waxante ak parents yi nga xam ne dañuy fuir seen responsabilité ni ngeen téye seen doom yi vraiment boo leen bàyyee seen doom yi ñu dem ci daara yi dem ci sëriñ su daara yi mais au moins ngir yàlla war a suul contribuer leen def leen seen devoir dem leen nemmeeku seen doom yi xam ci ban situation la ñu tëdd parce que lii dafa doy waar dafa yërëmtalu ngay gis xale yu ndaw di yelwaan seen yëre yu xotteeku solu ñu sax dàll des fois sax am na benn situation bi nga xamante ni moom ma daloon itam ci benn wari ma gis benn xale muy jooy di ñëw ci man naan di jooy di ma naan naa ko may 500 yaa ngi comprendre di ma naan naa ko may 500 ma ne ko lu xew mu naan ma sinon dañ may dóor ma ne ko lu tax ñu lay dóor mu ne ma ne ko xanaa sa sëriñ moo lay dóor waxul dara ne pat ma ne ko xëy xanaa sa sëriñ moo lay dóor mu ne pat mu ne ma déedéet ki ma àndal ki moom may dóor ma ne ko kenn kooku dóoru la de waxal sa sëriñ moo lay dóor ma jël yëkkati 500 jox ko. mais yenn saa yaa ngi comprendre mag yoo xam ne ñoo leen gën a mature dañuy yalwaan ñoom xale yi ba pare ñoo ñu nangu. waaw yow loolu yëpp mais day am tamit sëriñ si bi nga xamante ne day am spécialement benn xale. voilà yaa ngi comprendre donc yooyu yëpp am na ci nañ bàyyi xel ñoom tamit sëriñ si am nañ xolu yërmande ay doom lañ am aussi tamit. ñoom tamit nañ bàyyi xel ni ay xale lañ yore dañ leen war a mettre de bonnes conditions bien vrai que seen parents dañoo fuir seen responsabilité waaye yéen tamit bu leen teg li nga xamante ne lu diis la ci xale yi parce que xale moom ku ko teral yàlla teral la donc nañ bàyyi xel ci loolu aussi tamit sama mbokku jigéen yi nga xamante ne ak góor ñi di dara dalu leen boo leen pattoon sax muumu sax war ngeen liggéey ndax liggéey loolu la yàlla bëgg ci doomi aadama te loolu boo nekkee fii nga am loo manqué nga nekk di yéelawaan tam da ngay gën a suufeel sa bopp nañ liggéey ndax liggéey moo am solo donc nag nañ bàyyi xel bu baax a baax ci li ñuy def donc loolu laa amoon li may wax daal en fait. waaw mu nekkoon waxtaan bu am solo boo xamante ne
jagleeloon nañ ko lii di yalwaan di leen jox di daje ba suba incha allah ñu ñëwaat ak yéen si beneen numéro yi di seen émission Petit Matin.